بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا بقي سيتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dellu si nañu beneen yoon ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ci seen émission approche an-Nahj ak beneen tomb waxtaan boo xam ne bi inchaa allahu taala di ngeen gis ne tomb bu am solo la ndaxte dafay wax ci lu aju na ci l'islam en général li tax mooy dañu gis ne l'islam di diine boo xam ne bi yàlla subhaanahu wa taala moo ko wàcce ngir mu nekk dustuur ci doomu aadama yëpp ñu jaar ci ngir texe àdduna ak àllaaxira waaye pexe yi ko wër bëri na lool di ko xeex ci wet yëpp looloo tax ñu indi tomb wi tey muy tomb bu am solo ñu tudde ko lan la ñuy ragal ci lislaam limaada yaxaafuuna min al islam ci tubaab pourquoi avons-ils peur de l'islam wala craindre l'islam ñu woowa leen fi koo xam ne kii yàgg na fee jaar di boroom xam-xam di gëstukat di bindkat foo ko gis rek bu laaj te xamal ne lislaam moo ko tax a jóg kooku mooy al ustaad Makhtar Kébé di chercheur di jëf ay gëstu yu am solo ci wàllu lislaam gi moo tax fu ñu xalaatee thème yu am spécialité yi rek dañ koy xalaat al ustaad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ustaad Cheikh na Tidiane maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp ci sa programme bu am solo bi nga xam ne programme buy gindee la di orienté ñu ci aborder ay pàccu xam-xam yu am solo di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba nga xam ne dinañ fi wax loo xam ne dina jëriñ téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun ci jotaayu xam-xam bi incha allah. kon ustaad ñu tàmbali suñu waxtaan maanaam prétexte bi mooy maanaam li nga xamee ne moo ñulug ñiy defar émission bi mooy ne ci ginnaaw xam nga ne am na genn kilifa gu mag gu génnoon àdduna ci kilifa lislaam yi ñu koy wax Mohamed Morsi kilifa laa koy tudde ndax bu dee ci wàllu àdduna la yàlla joxoon na ko poste yi gën a kawe ci wàllu àdduna muy poste président de la république bu dee ci wàllu diine la tamit nitu diine la ndax yàlla def na mu doon yëngu ci benn xaraka boo xam ne bii diine moo leen taxoon a jóg bokk ci ñi nga xamee ne sax ñoo ko jiite woon te dundam boo ko xoolee dañ lay wax ne ku jàngoon alquran la daanaka bokk na ci président yi raar yi mokkal alquran xifdan an dahri qalb yàlla def mu faatu ci biir kaso faatu goo xam ne gii bett nañu bëri ñu gis ne engouement bi nga xamee ne faatam waroon na ko joxe ci biir jullit ñi ak ci dirigeant yu bëri gisuñu ko boo ko méngaleeg yeneen xew-xew yi doon xew feneen ci ñeneen ni mu doon yëngale nit ñi loolu nag jullit ñi laa ci njëkk a wax ndax li may wax ni jullit ñi laa ci jiital ndax gis nga ci ñoo xam ne ñi dafa mel ni dara xewul te muy mbokk jullit moo xam ne mi di kilifa goo xam ne gi wax dëgg yàlla même bu fekkee ne nit boo mënul woon def dara ca la ko yàlla tegoon xanaa mën nga koo ñaanal ndax loolu moo gën a tuuti ci li nga ko mën a defal waaye gis nañu daal indifférence bi nga xamee ne am na ci faatom ñu bëgg a xool nag léegi l'islam ci boppam ustaad dafa mel nit ñi dañ ko ragal gi ñu ko ragal man sax duma wax ne ñi ci biti
ñoom parce que ñoom seen bas dafa fës waaye ragal gi même ñi ci biir l'islam yenn saa yi dafa mel ni ñoom it dafa am lu ñuy craindre ci l'islam buñ ko waxul tamit seeni jëf loolu lay nuru bu ko defee peur boobu crainte boobu nga xamee nit ñi dañ koy am vis-à-vis de l'islam te man de amaluma ko explication ndax loolu moo tax ma indi la fi loolu lañ bëgg nga jàngatal ñu ko lan moo tax l'islam daal di susciter autant de peur autant de crainte ci ñi bi nekk ci biti l'islam ak ñi nekk ci biir l'islam lan mooy sabab bi. jërëjëf oustaz. bu ñu laa tàmbali comme ni nga ko junjee. mooy ñu delluwaat ñaanal. président Mohamed Morsi mi nga xam ne jóge na fi ci condition yi mu fi jógee. nga xam ne ñun ñëpp noo ko ànd. suivrandoo ko. yàlla defal ko sutura defal ko tawféex. mooy même bu fekkee ne kuréel yu mag yi nga xam ne ñoo ŋànk réew yi. wane nañu seen indifférence ci xew-xew bi. lii nga xam ne mooy umma bi ci base bi. wane nañu seen taxawaay ak seen mettit ak seen njàqare ci li xew. nga xam ne néew na ku am li mu am. ci ay jullit yu daje ci ay barab ñii jullee ko salaatul gaayib ñii ñaanal ko ñii manifester ngir moom. dëgg la te mu doon ku ko jar. même bu dul projet l'islam bi mu yenu qualité am en tant que nit rek may na ko loolu. koo xam ne ba nga nekkee ndaw. nga wattu alquran. yemuloo ci wattu ko. mais nga sàmm wattu googu di ko jëfe. donc mën nañu xalaat ne mën nga bokk ci ahlul quran yi. te ñi nga xam ne borom bi nee na ñooñu ñooy ay tànneefam. yemul foofu mu am profil intellectuel boo xam ne bi def na ko muy professeur université boo xam ne bi jàngale ci université yoo xam ne yi ku woyof du fa dugg ba di fa jàngale. yemu ci parlementaire la boo xam ne bi représenté na réewam. nee nañu bi mu nekkee ci parlement bi ci question d'actualité yi gën a xumb yi gën a amal seen peuple njariñ moo ko doon initié yemu ci taarixu Misra ak ni mu nekk réew mu mag ni mu amee histoire ni mu amee cëslaay moom mu nekk ci ki ñu jëkk a tànn ci ay élections yoo xam ne dañuy wax ne jaar na yoon mu wóor ne kii peuple bi moo ko tànnal boppam. mu gouverner diir bu gàtt boo xam ne kenn tuumaalu ko ci gouvernance kenn tuumaalu ko ci yàq alal kenn tuumaalu ko ci tuur bakkan alors dañu ko comploter ci conditions yi nu xam ba génne ko ci pouvoir bi dugal ko kaso lu mat at yi nga xam ne moom la toog ci kaso ci conditions yi mu génnee ni ñu jël rek dugal ci bàmmeel ci noonu ñu ko dugal ci bàmmeel alors jàpp nañ ne am na lu xew loo xam ne lii laaj na ñu wax adduna bi lu tax taxawaay bi waaw parce que keneen ku mu mën a doon ku am jaar-jaar bi mu jaar bu génnee àdduna ci condition yi nitu mbedd sax bu génnee nitu mbedd sax amul mais nit koo xam ne kii ku woyof la bu génnee àdduna sax ci yenn conditions yi ñu ne nañu xool lu ko génnee àdduna nu def autopsie nanu def enquête nanu laajte waaye loolu lépp dafa dugg ci cadre bi nga wax mooy cadre xeex l'islam ak xeex projet donc képp ku ko jëmmal ak képp ku koy doxal kenn du la may yenn taxawaay yi léegi lu tax loolu ndax l'islam dafa raglu wala déet nun li ñuy wax mooy ragluwul foofu la ñuy tàmbale ndax borom bi moom moo wax yonent bi ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin donc projet bi nga xam ne l'islam moom la ëmb yërmande rek la ëmbal ñooñ àdduna bi yëpp ku gëm ak ku gëmul lu borom bi bind nit ak lu dul nit
mais lu di mbindeef rek projet bi yërmande la ëmbal. améliorer sa condition. sàmm sa nekkin def la ci situation boo xam ne bi li tax borom bi andi la ci àdduna da nga nekk ci loolu. diine jooju amul luy xatal nit lu koy bundu xatal. wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj. borom bi nee na diine ji contrainte luy xatal nit amu ci. lu mu attanul wala lu koy xatal wala lu koy gàllankoor wala loo xam ne lii day freiner épanouissement amu ci. lépp daf koy accompagner ngir mu dund gu neex. donc beneen bi mooy borom bi moo wax na yonent bi maa la yebal ngir li nga xam ne dafa diisal nit ñi ak tënk yi nga xam ne tër yi weesu woon tënk na leen ko alors diina ji ma la jox dana woyofal tënk yooyu ci ñoom ba nga xam ne dinañu dund goo xam ne ji moo di manhajul yusr bi nga xam ne moom nga andi. donc diine ju mel noonu bu nu ko ragalee mooy am na lu xew. donc ñett ñoo ko ragal. wala ñett ci ñi ko ragal la nu bokk. waaw ñi ci jëkk dañu ci ñoom la ñuy tàmbale moo di al yahud. te loolu mbañeel la goo xam ne gi alquran moo ko saxal yaxal ko wan ne loolu day continuer. am na ay raisons yoo xam ne yi ay explication la ci wàllu histoire. am na yoo xam ne yi explication la ci situation. la tajidanna ashadda an-naasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina ashraku ak la ca borom bi wax. alors parce que yahud yi li ñu jàpp mooy teraanga àdduna ci seen loxo la ne. donc diine joo xam ne ji dafa am envergure warul feeñ feneen fu dut ci ñoom. ñaareel bi mooy dañu fabriquer destin boo xam ne bi du dëgg ci histoire. mooy am place boo xam ne bii dañu fay dellu ak mbooloo moo xam ne bii dañ leen di tabaxal réew. te loolu ñu utal ko ay cëslaayu histoire yoo xam ne yi existence su jullit yoo xam ne yi dañu fonk seen diine di ko dund. alors mën na nekk gàllankoor ci loolu. loolu tax na ñooñu mën nañu am noonoo ak l'islam. ñeneen ñi mën a am noonoo ak ñoom mooy li ñu tuddee Occident te bu ñuy wax Occident waxuñu benn espace géographique. noo ngi wax gisunu àdduna ñu bari dañuy jaxase. bon Occident ñuy wax espace géographique bëgg ko tënk ci Europe. waxuñu loolu. dëgg la gis-gisu àdduna la. waaw boo xam ne bii li koy doxal. mooy àdduna boo xam ne bii day dox ci xelum nit. ñu génn ci diine nga xam ne matérialisme moo ko lal. li finalité am mooy na satisfaire nit ci lépp lu mu bëgg di dox ci modernité bi nga xam ne amul lu ko tënk. mooy amul gis-gis boo xam ne bii dafa sax te xam nga ñun ci suñu diine alqiyam valeurs yi. dafa am miyaar alqiyam miyaar ya dafa sax. nga xam ne dañuy wax ne lii maaruf la lii munkar la lii xalaal la lii xaraam la mu war a continuer ba ñu dajeeg suñu borom. léegi ñi nga xam ne am ay normes yoo xam ne yu sax la. ñi nga xam ne nag seen gis-gisu àdduna mooy lu bakkenu doomu aadama bëgg loolu baax na. alors ñooñu seen gis-gisu àdduna il faut mu am noonoo goo xam ne gi daf ko noonoo ak dina mooy ñaari projet yi dañu mënul a daje te loolu ci choc des civilisations bi nga xamee ne boroom xam-xam ba moo ngi càmbar doxalin yi nga xam ne ñoo war a ŋànk àdduna wane na ne Occident wujj wi mu am nga xam ne mënul bokk ak moom teen bi moo di l'islam. am na fi sax ñeneen ñoo xam ne ñi seen contradiction ak ñoom yeggul ci ñu bañ a mën a bokk teen bi. mën nañu bokk teen bi malgré que am nañu ay contradiction mais mën nañu bokk teen bi kenn ku ne di root di naan. waaye l'islam la ñu mënul bokkal teen bi parce que seen contradiction dafa yegg ci foo xam ne fii mënuñu ànd te loolu
ci ñoom la jóge waaye jógewul ci l'islam. D'accord. parce que l'islam nangu na contradiction. Bien sûr. nangu na xajoog keneen. fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur. nangu na xajoog koo xam ne ki bokkul ak yow gisuñu àdduna. waaye na nga ko bàyyi mu dund dundam. Ah oui. mu bàyyi la nga dund sa dund. waaye ñoom loolu la ñu bëggul mooy dañu bëgg àdduna nekk wenn ñum woo xam ne bii ñoom ñooy wax ne lii mooy li baax. lii mooy lu bon lii mooy li ñu war a def lii mooy li ñu war a bàyyi te amul dara ci civilisation àdduna fi ñu toll tey loo xam ne lii yor na ci valeur lu mën a taxaw ci kanamu loolu di ko delloo gannaaw. lu mooy l'islam. noo ngi ci actualité ci sunu réew mi tey. fan yii noo ngi wax affaire borom ñaari tur yi. ay institution yu mag gàddu ko di ko doxalal mais loolu booy seet li tax walla ci bokk ci yi tax mënul am doole mënul gudd fan mënuñu ko manifester comme nañu ko war a manifester. mooy valeur islamique yi nga xam ne alors loolu daf ko seexlu daf ko bañ daf ko ñaawlu dafa waaw ñooñu ci ñi nga xam ne ñu noonu l'islam bi ci la ñu bokk mooy Occident ak gis-gisam Bahauddin el Amiri ambassadeur la woon ci Arabie Saoudite représenté fa Syrie defe naa ne ci c'est en 1954 xam nga li ñuy wax ni yàgg na da nga koy lëkkale xew-xew bi xew ni tey booba ay kilifa yu mag ci ixwaan yi la ñu jàpp mooy jàpp ñoom Abdou Hadir Awda Bak ñoom Youssouf Talat ak al imam al Hudaybeeg ak ñoom Farghali bi nga xamee ne adduna bi def na ay intervention mu té alors Jamal Abdel Nasser faagaagal leen ñu àtte leen ñu rey leen moom mooy nettali mu ne ambassadeuru Amérique bu mu xëyee tes ak moom daf ko ne xoolal dof bi rek li mu def comme ci jublu Jamal Abdel Nasser ñii mu rey nii nun li nu sant nu ko mu rey nit mais ñaari yëf la ñu waxtaan ak moom ñaari yëf yi mooy lan mooy la question palestinienne bi def leen ko stand-by fekk fukki at c'est-à-dire bu leen ko yëngalati comme ni ngeen koy yëngale bàyyi leen ko mu sedd gëmm fekk fukki at ñaareel ba kuréel bii di kuréelu frères musulmans yi na ngeen fexe ba ngeen nasaxal ko mais waxuñu leen nañu rey ay nit ñu wàññi doole question bu waaj na ko mais ñooñu ñun li ñu xam ci ñoom mooy jàngale l'islam ak liggéey ci social ak organiser jullit ñi mu ne ko loolu mooy mobile bi mooy jumtuwaay bi waaye finalité ba loolu mooy liy ñëw ni tey mooy ñu tabax nit ñoo xam ne ñi ci compréhension alors dinañu taxaw jaamaarloo projet occidental bi xam nañ loolu te ñun loolu la ñu bañ donc julleeg woor dérangé wu leen 1,8 milliard jullit ñi bu ñuy jullee ko woor ak a dem ak a ñëw yooyu du seen problème mais l'islam bu am projet social bëgg positionné wu ci li nga xam ne mooy dox ci diggante réew yi am projet boo xam ne bi dafay delloosewaat civilisation islamique alors l'islam boobu mooy bi ñu mënul toléré te l'islam boobu mooy manifesté wu ci kuréel bi nga wax ni te projet ba boo gisee sax li ko daaneel mooy bi ñu joxee ay junj ñetti junj la ñu joxe junj bi ci jëkk mu ngi jëm ci l'existence Israël ñu wane position bi ñu ci am bien sûr ak mébét mi ñu ci am junj ñetteel bi mooy discours ba mu def ci Nations Unies nga xam ne
discours la bu ñu gëj a dégg ci positionné waat umma bi ci bu xeet yi dajee. dëgg la. ñetteelu junje bi mooy projet yu mag yi nga xam ne moo tax seen réew am autonomie mën a demal boppam ba bu réew yi taxawee mu mën a taxaw wax ci kàddoom. ñetti junje yooyu benn bu ci ne projet la boo xam ne bi duñu ko bàyyi mu continuer. waaw ndax bu taxawee dana wàññi lenn ci li nga xam ne Occident moom la bëgg te mooy fenn fu ci ne mu teg fa loxoom dominer li ñu tuddee ak soytara nga xam ne domination la boo xam ne bii dafay matale alors domination boobu du mën a am fekk umma bi yëg na boppam dellu na ci projet ñetteel bi ci ñi nga xam ne ñoo ragal lislaam mooy jullit yi mbubboo lislaam te fekk dunduñu lislaam xam nga am na ay état yu taxaw li ko discours bi nga xam ne moo ko jox légitimité mooy le discours islamique c'est-à-dire vocabulaire islamique la ñuy jëfandikoo seen jëf day wane ne dañuy sàmm l'islam mën nañu maye ay milliards kaamil ci adduna bi mais nanguwuñu contenu boobu nekk ci kaamil bi mu existe ci benn espace. foofu laa bëggoon ñëw yow. waaw parce que bi nga waxee kuréel yi. waaw xam nga naan di nga ñëw ci ñetteel bi mooy jullit ñi. waaw li ma bëgg a xam foofu mooy xam nga ñi nekk ci biti l'islam moom wax nga. waaw ñoom dañoo am projet de société. waaw seen projet de société moom la ñuy promouvoir. moom la ñu bëgg mu taxaw mu jiite àdduna. ñoom ñu ngi ci seen droit. duñu jullit. am nañ seen projet de société. moom la ñuy liggéeyal. moom la ñu bëgg a samp ci àdduna. mu diriger àdduna. comme ni ñu ko bëgg ñoom on les comprend. mais fii ci sa troisième point bi foofu moom ma jaaxal c'est-à-dire jullit. boo xam ne bi jàng nga xam sa diine li mu firi. xam ne diine moom it projet de société la bu yàlla jox nit ki. ne ko adduna bi nii la war a tëdd nii la war a doxee bu fekkee ne bëgg ngeen fii am jàmm. ak bu ngeen dellu si ci man. musulman boobu. lan mooy problème am est-ce que dafa comprendre diine. wala dafa am ay intérêt yu muy sàmm. wala parce que mënuñu comprendre jullit bu dégg diineem. dégg gi war. mu yaruk diine gi war. ba pare di liggéeyal koo xam ne kii moom projet de société am dafa génn l'islam kooku laa mënul comprendre oustaz mooy ñetteel si point boobu. waaw loolu ay ñaari niveau la. waaw du ñàkk comprendre. c'est-à-dire benn niveau bi du ñàkk comprendre. waaw mooy niveau bi nga xam ne ay système politique la. ñooñu du ñàkk comprendre l'islam. bien sûr mais système la boo xam ne bii ni muy doxee mënul ànd ak l'islam. l'islam nag lay mbubboo moo koy jox légitimité. moo koy jox cadre bi nga xam ne bii dana tax jullit yëpp am ci ñoom yaakaar am ci ñoom confiance. mais bu l'islam bu jaar yoon doxee système bu tudd noonu mënul exister. système boo xam ne bii ñenn ñoo ci nekk ak seen njaboot di buur di bummi di dund goo xam ne gi ci luxe ak ci confort alors amul benn relation ak l'islam di mottali projet occidental bi ci biir société jullit yi. alors ñooñu ñooy kuréel bi nga xam ne bi mooy bi gën a metti parce que day def ñaari liggéey. day liggéey ci créer ay kuréel yoo xam ne yi dañuy créer confusion ci biir umma bi. c'est-à-dire au lieu ñu comprendre l'islam compréhension bu baax. mais day créer ay kuréel yoo xam ne yi dañuy jaxase xelu nit ñi perturber leen présenter leen l'islam boo xam ne bii mooy baax ak ñoom la ñu bëgg a doxal. loolu benn la. mais day utiliser ay moyens. yoo xam ne yi moyens yu mag la. ngir bépp projet boo xam ne bii dafa bëgg a dox. ngir umma bi yegg ci moom boppam. mën a doxal réewam ci
ni mu ko bëggee alors projet boobu mu gàllankoor ko loolu moo waral réew yooyu ni ñu noonoo printemps arabe bu fekkee li ñuy wax am na asawral mu daal wala révolution bi nga xam ne bi dafa stoppé contre révolution bi nga xam ne moo stoppé processus bi nga xam ne di du sax processus u révolution mais processus u réforme interne la boo xam ne bii mënut ñàkk ci umma bi du ci espace arabe bi rek mais ci umma bi d'une manière générale il faut processus boobu continuer alors ñoom gis nañ ne loolu bu continuer aussi changement boobu nga xam ne dafa xew ci yeneen réew yi changement boobu il faut mu xew ci seen réew changement boobu il faut ñu stoppé ko moo tax gis nga ay milliards et milliards la ñu financé ngir Mouhamadou Morsi mi nga xam ne doon gouverner ñu tëggal ko ndëgg sëra ba nga xam ne dootul dem ne même position moom la ñu am ci Erdogan ci turc ngir tegal ko ndëgg sëra mu daanu même position boobu moom la ñu amoon ci événement yi nga xam ne moo xewoon Algérie nga xam ne li ñu bëggoon moo doon delloowaat buum sa boy ba ñoom ñoo stoppé loolu delloo ko gannaaw alors ñooñu ñoo nekk aussi ci même ci suñu réew yi nga xam ni am nañu seen trajectoire islamique ñoom ñoo nekk ci suñu réew yi di liggéey ngir trajectoire islamique boobu ñu perturber ko ba nga xam ne du joxe résultat yi mu war a joxe ci long terme dinañ ci dugal njaxas moo xam ne bi ay ndëgg sërëx yoo xam ne jullit yi dañuy mujj li ñuy régler du seen problème ak Occident mais li ñuy régler mooy ay divergences internes yoo xam ne ci suñu biir la ne te jullit ñi benn noonu la ñu am bu mag mooy ki nga xam ne dafa bëgg àdduna dox te dina génn ci ki nga xam ne dafa bëgg àdduna dox ci xelum doomu aadama ki nga xam ne dafa bëgg àdduna dox ci bëgg-bëggu nit ak bànneexam te loolu mooy projet occidental bi kooku la jullit amal problème mais jullit amul problème ak moroomu jullitam mi nga xam ne am na école boo xam ne bii ci école l'islam yi am na nu mu ci concevoir doxalinam ak tarbiyam kooku amul problème kooku li ñuy def mooy nan la ñuy fexee ba suñuy ñàkk déggoo ñu wàññi ko suñu déggoo ñu exploité ko ngir liggéey ci suñu projet bu mag boobu mais booy seet loolu du seen attitude ci monde islamique bi fu ñu dem ci monde islamique bi créé nañu fa benn mbir moo xam ne bi ci kanam la muy créé ci jullit ñi mooy ñàkk déggoo mooy ñàkk ànd alors ñooñu projet islamique bi daanaka mën nga wax ne ñoom lañ ci gën a ragal sax kenn noon bi nga xam ne moo ngi ci biti ca atam ya booba projet kii bi suñu jàmmarloo Occident mu ngi doon feeñ ci la ñu daan wax acculturation ak yooyu al-ghazwul fikri xam nga oustaz bu mag ba la mu doon wax mooy ñun amuñu problème ak acculturation xusuunana muhaddadatun min daaxiliha nee na li nu gaañ mooy nun ci suñu biir la waaw donc nan la ñu ragale mais beneen niveau bi ci biir umma bi mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci biir umma bi te fekk na ñoom mënoo leen génne sax ci umma bi mais projet occidental la ñu yor absolument moom la ñuy liggéeyal absolument muy benn élite boo xam ne bi yor nañu ay jumtuwaay yor nañu instrument la plupart ñooy gouverner ñoo nekk ci institution yi nga xam ne mooy liggéey ci xalaat la plupart aussi ñoo nekk ci yenn institution yoo xam ne yi ñooy tas xabaar wala ñuy jottali xabaaru jàmbur ñooñu aussi groupe lañu boo xam ne bi même bu fekkee ne minorité lañu mais dañu am influence bu rëy parce que dañu am puissance jumtuwaay yi nga xam ne jekku nañ ko tax na aussi ba daanaka loo wax ci l'islam ki nekk ci biti l'islam bu la laa xeex sax ñoom ngay jëkk dégg seen kàddu malheureusement waaw ki nekk ci biti l'islam bu la laa xeex man maa ngi fàttaliku bi nga xamee ne en 2001 fii ci réew mi noo ngi def révision constitutionnelle bi
ba ñu agité problème mu laïcité ndax dañu koy yaxal ci constitution bi wala duñu ko yaxal alors ñi jëkk fuddu yëngatu bi mu tiwut bu jëkk bi génnee waaw nga xam ne waxul sax ne réew mi day doxe nenn mais mutir bu njëkk ba rek mooy yaxal gi ñuy yaxal laïcité daal nanu ko dindi waaw ñu noppal suñu bopp mais ñu jëkk a jóg mooy élite boobu élite boobu tey ñooy défendre ñenn ci ñoom pas ñëpp ñooy défendre boroom ñaari tur yi élite boobu ñooy relais Occident ci biir umma bi nga xam ne projet ñoo koy jëmbat ñii parce que dañ leen ci tabax yëguñu ne sax ñoo ngi ci loolu ñii parce que am nañ ci seen intérêt bopp ñeneen ñi nag mooy maasu jullit ñi nga xam ne alors dañu leen façonné xamuñu l'islam bëgg nañ ko mais ñu façonné leen ci façonnement boo xam ne alors duñu mën a ràññee ñooñu ñooy masse bi nga xam ne posé wuñu problème bu rëy mais quand même léeg-léeg ñu présenté leen l'islam ci façon boo xam ne dañuy foog ne l'islam ngaañ la ci ñoom fekk na ñooñu l'islam moo leen di libéré ci seeni moroom yi leen di noggatu ci turu diine dëgg la te masse bu yaatu la boo xam ne bii ay nit a ngi leen téye di leen jëfandikoo tey ci turu l'islam alors ci lépp loo xam ne lii amul benn relation ak l'islam masse boobu tey boo leen bëggoon a fàttali yenn taxawaay yu mag ci taxawaayu l'islam da ngay yëg réticence bu metti bi nga xam ne moo am ci ñoom parce que noonu lañ leen tabaxe noonu lañ leen orienté noonu la ñu bëgg mu mel ko donc ñooñu ñooy ñi nga xam ne tey ñooy ñi noonoo ci biir jullit ñi nga xam ne dañu noonoo projet islamique bi noonoo goo xam ne gi alors baaxul beneen bi am na ñu nekk ci biir ñoo xam ne ñi ay xaritam lan bëgg nañu projet bi mais malheureusement comprendre ñu ko Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy dafay wax ne penc li ko yàq mooy wa huwa fil xisaami xayru mubin ak aladul xisaam allahu akbar aladul xisaam mooy ki nga xam ne amul dëgg kay te bari coow wallaahi bari coow bon foo tollu dégg coowam ba nit ñi ragal ko mais yorul benn dëgg ne na kooku penc mu yàq moo ko yàq wa huwa fil xisaami xayru mubin mooy ki nga xam ne dëgg la yore mais fu mu ko présenté ñu xeeb ko parce que amul argument yu mu ko présenté ba ñu accepté ko d'ailleurs ni muy présenté l'islam mooy l'islam bi xeebu parce que ci jëmmaam ngay jëkk xool gis ne waa l'islam nan lay defee nit mu mel nii allahu akbar waaw nga gis ci toogaayam ni mu tooge nga ne nan la l'islam di mel nan la l'islam di amee njariñ ki muy formé mel nii alors kooku aussi problème la boo xam ne bi même bu fekkee ne bëggeelam ak intimam ak féeteem mu ngi féeteeg l'islam mais ci démarche am ak ci jëfam alors dafay gaañ projet bi te yëguñ ko donc yooyu mooy chantier yu mag yi nga xam ne il faut umma bi liggéey ci ngir lii nga xam ne moom la ñu mettitlu ñun ñëpp nu ànd saafara ndokk te am nañu saafara bi am nañu saafara bi waaw mais fi nga wax nii am na solo lool parce que dama am intention laaj la ni nga présenté ki nga xamee ne moom nga mujj présenté nga xamee ne bu taxawee jëmmal l'islam ñu xeeb ko wala ñu xeebaale ci l'islam ndax amul capacité yu ko may mu mun a présenter l'islam ci manière bi nga xamee ne mun na séduire keneen mu ñëw dama la bëggoon laaj ne est-ce que ñi nga xamee ne ñoo nekk ci bitu l'islam est-ce que réussiruñu influencer li nga xamee ne moom mooy éducation ak enseignement islamique dans les différents pays musulmans nag est-ce que réussiruñu influencer ko ci manière boo xam ne bi indirect la mais bu subtil ba nga xamee ne léegi dañuy defee ne ñun ñu ngi former nit ñi ci asalatul islam mais yëguñu ne ñoom jeexital nañu ci suñu jàngan boobu ak suñu enseignement ak suñu éducation ba nga xamee ne ñun dañuy fabriquer ay jullit yu mel ni noonu nga wax léegi c'est-à-dire jullit boo xam ne bi yenn saa yi sax bala moo
bala moo heurté ki nga xamee ne moo nekk ci biti l'islam mais moromam jullit nii lay njëkk a heurté moromam jullit nii lay njëkk a heurté c'est-à-dire da ngay gis koo xam ne kii yow bu jëfee wala mu wax da ngay sentir sa bopp frustration parce que da nga naan mais kii vraiment bu yoru woon dëgg yorug l'islam warul am attitude bi warul am façon defin bi est-ce que ñoom réussir ñu dugal ci seen loxo ci façon enseignement boobu ak éducation yi ba nga xamee ne dafay jeexital ci suñu jeunesse bi. mais loolu la ñu réussite bi ñu réussir yëpp mooy yëg nañ ni jullit ñi am nañu sentiment que ni dañu war a dellu ci seen diine léegi loolu mooy xeex bi fi mu sane sax xeex bi fi mu sane waaw mooy nan la ñuy fexee ba message islamique bi du yegg ci ni mu war a yegg xam nga yow yaa ngi jàng ca alquran la tasma'u li hada alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun bu boobaa bu jëkkoon nañu doon def mooy lan mooy du ko fi waxee wala buy wax nañ wax ci wet ji loolu moo doon format ba waaw mais léegi format bi du loolu format bi mooy nañ leen waxal ci façon boo xam ne bii du jox message bi li mu ko war a jox xam nga déviation bi fan la tàmbalee déviation bi fi mu tàmbalee mooy bi ñu jëlee l'islam bi mujj ko def muy ahkam fiqhiyya l'islam mosul nekk loolu boo jàng alxuraan ba mu jeex da ngay gis ne ayatul ahkam dañu leen di lim waaw dañu leen di lim mais li ci ne lépp ci biir Qur'an booy seet orientation la ak positionnement jullit bi par rapport ak adduna par rapport ak événement yi nga xam ni dafay def ci yow lu ñu tuddee albasira mooy lan mooy qad jaakum basairu min rabbikum mooy instrument boo xam ne bi dana la may lu nekk ci sa kanam nga analyser ko ba am position boo xam ne bi dana la permettre nga taxaw ak engagement mais léegi l'islam bi nekkatul loolu léegi lu ñu lay jox mooy daanaka boo bëggee jàng l'islam bi da ngay jaxasoo parce que dañu lay njàpp rek boo ko bëggoon a jàngatee ñu jox la juróom-ñaar fukki téere yoo xam ne yi boo paree sax doo mën a jàpp doo xamante nooy jàpp julli gi nga xam ne yonent bi daf ko jàngale woon sallu kama ra'aytumuni usalli ak ci façon bu kii salli innaka lam tusalli ci xadiisu musii salaat nga xam ne ci jotaay la ko jàngalee mu leer jullit xam ko bu paree li ci des lépp mooy nan lay fexe ba jullit bi mu tabax biiram nan lay fexe mu conscientiser ko nan lay fexe ba jullit bi xam li xew ci àdduna mu am ci position am ci taxawaay dem liggéey yi jariñ ay mbokkam jariñ xeetam alors loolu mooy message bi nga xam ne léegi moom la ñu perte bi léegi jullit bi ci détail yu diine lañ ko dugal waaw détail yu diine dugaluñu ko ci diine en tant que gis-gis boo xam ne bii daf lay orienté mais ci ay juz'iyat ahkam tafsiliya ci nga def sa dund gi yëpp te doo ko mës a dund ci sa adduna ñu nekk ci di wax mais ñu bàyyi réalité bi nga xam ne mooy réalité sociale bi nekk ci sa wet réalité économique bi nekk ci sa wet réalité politique bi nekk ci sa wet alors bu ko defee ñu orienté la ci loo xam ne lii léegi da ngay mujj dootoo am qadiya te ki gën a garaaw ci àdduna mooy ki amul qadiya parce que day lëjal nit ñi te du la bàyyi nga dem bu ko defee léegi lan lay mujjee oustaz Tàññaam mbubb mi mu sol nan la ko solee keroog détail rek waaw foofu lay ne du xool ci ban mission nga ne waaw aaya ba keroog ba mu ko jàngee runna ba nan la ko defee idgham bak yooyu ci yooyu lay ne mais message bi nekk ci aaya bi nga xam ne moom nga doon véhiculer keroog bëgg ci mobiliser umma bi alors loolu daf koy bàyyi fële nekk ci détail yoo xam ne yi day mujj soxlaal nit ñi te loolu ab liggéey la mag boo xam ne bii kuréel yooyu am na liggéey buñ ci liggéey ñi nekk ci biti l'islam ñennat ci ñi nga xam ne ci réewu l'islam yi la ñu ne am ay instrument am doole am jumtuwaay am na luñ ci liggéey yenn kuréel yi nga xam ne ay kuréel yu traditionnel la aussi nga xam ne ay kuréel la yoo xam ne yi dem na ba bàyyi mission alors ay kuréel yu bees juddu ci biir am façon l'islam bu nuy présenté ñooñu am na liggéey buñ ci liggéey ñooñu ñëpp nag
boo seetee boo bëggee dellusee ci l'islam boo xam ne bii day dellusiwaat ci fondamentaux yi alors kenn ku ci ne noonu la lay jàppe parce que am na ay intérêt yoo xam ne yi loolu bu doxee alors intérêt yooyu day dellu gannaaw loolu mooy expliquer tey xeex bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex l'islam bi ay jullit bokk ci xeex ba waxuma ñu jàmbure ci buñ ci jàmbure woon sax mu tane xam nga man daa minkum munkaran ay étape la fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbihi fa zalika at'aful iman bu fekkee nag affaire bi yow yëg seetu ci sa xol waxuñu yeneen étape yi mais yëguloo na sax xew na indifférence boo xam ne bii daf lay jaaxal na mu mën a xewee ci àdduna alors loolu jàpp naa ne loolu feebar la bu xóot boo xam ne bii laaj na liggéey de mobilisation boo xam ne bii war nañ ci mobiliser xeet wi mobiliser ci boroom xam-xam yi mobiliser institution yi nga xam ne ñun ñoo ko bokk bu ko defee ñu dellusewaat ci li nga xam ne mooy liy baaxal suñu nekkin fii duñu jox ci suñu position te dañuy wax ne umma bi lu tax ñu ragal ko mooy lépp lu tax mu taxaw moo ngi ci moom dëgg la bu dee ab lim am na ko 1,8 milliard bu dee histoire am na ko histoire bu authentique xam nga am na ñoo xam ne dañu fabriquer cette histoire Europe bi mu bëggee def renaissance dafa fabriquer histoire yahud yi bi ñu bëggee dellusi seen dellusi dañu fabriquer histoire mais nun am nañu histoire bu authentique boo xam ne moo nu jël suñu càllale fii ba yóbbu ñu suñu maam Adam wallahi am nañu l'espace bu kenn amul géographique boo xam ne bi mën nga wax ne yoon yu mag yépp ci ñun lay teere ku bëgg a dem foo bëgg a dem ci biir espace monde islamique bi ngay jaar yoon yu stratégique yëpp moo xam ci jaww ji la moo xam ci géej gi la moo xam ci jéeri ji c'est-à-dire nooy sarale adduna donc loolu c'est-à-dire positionnement stratégique ci wàllu économie c'est-à-dire ressources yu mag yi moo ngi ci ñun moo xam mbell yi la moo xam yi nga xam ne mooy dundal jamono tey ci énergie mais li ñu am ci liquidité ci alal tey ci banque yi nga xam ne mooy banque adduna bi amul benn xeet bu am liquidité bu toll noonu gis nga président Amérique bi moom bu ko neexee rek mu créer benn situation boobu pour mën a ratta ci mbir yi d'ailleurs sax moom loolu lay wax moom sax nëbbatu ko ñu ko jiitu woon sax daan nañ ko nëbbal noonu di ko liggéey ci suuf mais moom day wax ne alors day ñëw ngir ratta ci liquidité bi jël ci naan ci meew mi comme ñëpp créer situation ngir loolu umma boo xam ne bii yegg nga foofu am message boo xam ne bii moom la ñu tuddee alhuda waaw alhuda mooy li baax ci nit waaw loo xalaat muy defar nit rek ci message boobu la ne amul ci feneen waaw questionnement yi àdduna di laajte léegi nga xam ne même ci biir Occident nit ñaa ngi taxaw naan fii nuy dem du yegg yegg nañu foo xam ne fii il faut ñu taxaw xal la ay yoon yu bees 3e voie bi nuy wax ni tey nga xam ne yoon yu bees yi li ko ëmb mooy valeur mooy équité mooy valeur morale mooy transparence mooy li nga xam ne mooy maandute justice sociale boo xam ne bi day matale alors yooyu amul benn diine wala benn tëralinu àdduna bu ko jekkoo ni ko l'islam jekkoowee nga xam ne non seulement texte yaa ngi fi pratique historique baa ngi si possibilité aussi delloosewaat ko moo ngi fi ci bu ñu ko tabaxee ci tabaxin woo xam ne wi dana méngoog jamono te loolu mooy liggéeyu kuréel yi nga xam ne tey kuréel la yu ñuy xeex parce que l'islam boobu ni mu nekk ay valeur ci lu weesu dañu ko war a tabaxaat tey ba mu mën a nekk vécu mais xam nga tey am na ñoo xam ne ñi bu ñu jàngalee l'islam ba pare da ngay foog ne l'islam affaire yu démb la rek waaw suma maam baaxoon na suma maam ma defoon lii moo fanaanoon ak malaaka ma moo demoon fële moo dem ñëw mais yow tey ci sa jonn yàlla tey l'islam boobu lan la lay defal ngir nga yëkkati sa xeet yëkkati sa bopp
adduna bi questionnement yu mag yi nga xam ne ay questionnement wu civilisation la nga am ci ay tontu alors kuréel yi nuy xeex ni tey alors loolu mooy cëslaa yu ñu leen di xeex parce que ay tontu yoo xam ne yi commencé na joxe ay résultats am ci ay réew wala ci ay espace wala ci ay situation loolu waruñu ko bàyyi mu màgg bay perturber adduna bi ni mu nga xam ne moom la ko waa ji waxe ne yàgg nañu ci fin wu histoire mooy civilisation yi doon bëjantoo ci mbalka mi yépp daanu nañu genn xayte rek moo fi des mooy doxalinu Occident ci wàllu démocratie doxalinu Occident ci wàllu économie doxalinam ci wàllu gis-gisu jikko homogène total waaw te li ñuy présenté ci jikko jàpp naa ne ci ñoom sax seexlu nañ ko léegi dëgg la ay kuréel yu ndaw rek ñoo ci mais léegi yamatuñ ci di ko doxal ci seen biir mais dañu bëgg mu matale àdduna alors loolu jàpp naa ne laaj na liggéey bu mag boo xam ne bii alors malgré que metti na parce que situation bi ñu ne doole yi gam-gam lawul mais li nu borom bi dig alors mooy ndam la ca mujj ga bu nu liggéey ba nu war a liggéey am nañu ay atu yu nu permettre ngir nu am ndam ca mujj ga waaw mais oustaz yow da nga wax lépp léegi parce que solution bi mën na jaar ci li nga wax léegi yow yaa ngi ne yàlla jox na jullit ñi ay ressources yoo xam ne yi daanaka ressources yi gën a mag ci monde bi yàlla jullit yi la ko jox ressources humaines ressources minières yooyu yëpp ñu ngi fi lim yooyu dafa bëri te ressources humaines bi jàng nañu jàng goo xam ne gi war nañu yeewu ci ne ñële nga xamee ne ñu ngi ci biir l'islam vision prospective bi ñuy am ñoom nga xam ne dañuy xalaatal ëllëg di ko liggéeyal comme ni nga wax léegi ne waa ji waxoon na ne civilisation jeex na muy Samuel Huntington ak Fukuyama ci seen ñaari ouvrage yooyu ñooñu dañuy def ay études prospectives yoo xam ne yi la ca kanam la ñuy xool ne lii war naa mën a ñëw bu ñëwee nii la ñuy jàgg mais ñun suñu bopp d'accord xëy na kattan bi ci wàllu industrie ak yooyu demeewul noonu waaye ressources yi ñu yàlla jox ci wàllu nit ci wàllu koom-koom ci wàllu mbell yi est-ce que loolu tamit nit ki warul am fulla jullit bi laa ci namm fulla gu toll ni loolu it mu jéem ko jumtuwaay mu nekk ci moom jumtuwaay boo xam ne bi vraiment moom dina mën a peser ci table bi sinon moom dafa mel ni ku tekkiwul dara te yàlla lépp la ko jox mais dafa mel ni ku tekkiwul dara comme ni yonent boo xam rek dafa mel ni rusa que rusa is sayid mais loolu nan nga ko gisee ak lan nañ koy faje loolu ci xeex bi ñu xeex la mooy bokk na ci li ñu gañee jullit ñu bari mooy ñu foog ne yàlla daf leen di xeexal ak malaaka yi ça te yàlla ak malaaka yi duñu xeexal am na benn téere mu ngi bëgg a mat fukki at mbokk maa ngi fàtte ki ko bindoon mu téere ba mu ngi tuddoon azmatun alxadariya fi daw sunan alkawniya waaw donc sunan yooyu nga xam ne ay loi la yoo xam ne yi xamul ku gëm yàlla xamul ku wedd yàlla ay tëralin la yoo xam ne yi ku ci jàpp mu jox la résultat yoon yooyu moom la jullit ñi bàyyi bokk na ci lu ñu déminé ci teel toujours ñu di ko fàttali mooy dañu dugal ci yoonu bàyyu àdduna noon bi jël yoonu dund àdduna bàyyu àdduna googu dafa am ay conséquences yu mag waaw te bàyyu àdduna googu dafa jël espace bu yaatu ci sunu vécu te musul bàyyu àdduna kenn musu ko wax li ñu mas a wax mooy àdduna bañ la dominer ci sa xol dëgg la mais dëddu àdduna amul fenn ci fooy dellu ci njàngale diine bu wér ba ñu dëddu loolu àdduna waaw li ñu lay wax mooy amal àdduna waaye àdduna bi bu mu la dominer qul man xarama zinata allahi alladi axraja li ibadihi wa tayibati min arrisq qul hiya lilladina amanu fi lxayati dunia xaalisatan yowma alqiyama atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana
wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min ad dunia. donc bi ñu demee ba jumtuwaayu àdduna yi nga xam ne borom bi moo ñu ko tàggal tal wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jamian minhu nu bàyyi koog noon bi ci la noon bi amee jumtuwaayu àdduna yoo xam ne yi dana nu man donc pour ñu reprendre suñu positionnement historique jàngale boobu il faut ñu dellu si nan dañuy fexe ba jullit yi respecté sunan yi xam ne yàlla bien sûr mun nañu faral ci situation ngir wane ne maa ngi fi wa ma jaalahu llahu illa bushra lakum wa li tatma'inna bihi qulubukum yàlla ba mu jàppale jullit yi ci gaswatu Uhud ba mu paree daf na leen wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa malaaka dootu fi ñëw di xeex yéen ak seeni moroom yéen a nekk ci àdduna ni ñu fexee ba tiim leen ci àdduna fexe leen ba tiim leen nu toll noonu ci te in tamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun misluhu ca ba ñu jógee ci Uhud ne leen lu fi xew rek xewoon na fi nit day perdre ay espace xeex jëlaat ko donc jullit yi nan la ñuy fexe nag ba loolu logique boobu ñu comprendre ko bu ko defee ci wàllu organisation ñu am organisation yu ko man ci wàllu planification ñu am planification boo xam ne bi dana nu yóbbu foofu ci wàllu kuréel ñu am kuréel yoo xam ne yi dina mën a dox loolu ci wàllu yar ñu am yarin boo xam ne dana mën a préparer jullit boobu nga xam ne dana mën a yenu projet boobu alors loolu mooy liggéey bu mag bi nga xam ne bi moom lañ ne te jullit ñi dañu mës a respecté sunan yi gis nga Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi jullit ñi di def futuhaat yi ba yegg sa Misra yéen nu ngi jàng ci histoire dëgg la ne dañu ko wax ne nañu continuer xeex ak romain yi ci géej gi xam nga Omar daf na leen déedéet nekkuñu ci disposition mun a xeex ak ñoom ci géej parce que jànguñu xeex boobu amuñu jumtuwaay mu téye leen bañ bi Ousmane ibn Affan ñëwee nga xam ne jullit ñu préparé nañu préparatif ba tabax ay navire yoo xam ne yi mën na dugg ci géej gi ñu préparé jullit ñi ci la ñu def xeexu lislaam yu mag yooyu ñu tudde saatu sawari wallahi nga xam ne la ca xew ci ndam la ca xew ci taxawaay la ca xew loolu mais mënuloo tey ci ni situation bi demee nga bëgg def jaamaarloo boo xam ne bii jaamaarloowu terrain la te doole yi gam-gam la woon dafa disproportionné ci façon boo xam ne dafa ëpp donc liggéey boobu rek mooy liggéey bi ñuy def nan la ñuy fexe ba jullit yi ñu motiver leen ñu dugg ci organisation yoo xam ne yi am na gis-gis bu sori boobu ñu tëral ko ci jamono di liggéey dox jëm ci loolu bu ñu ko defee ak atu yi ñu am yëpp dana ñu permettre ñu dellu sawaat positionnement bi nga xam ne bi l'islam amoon na ko démb mu man ko amaat tey jullit ñi li ñu leen di xaare aussi ñu man ko du pour ñoom rek jullit ñi li ñu leen di xaare mooy ñu xettali adduna absolument parce que adduna moo ngi ci ngëlëmte boo xam ne musu ci toll parce que li adduna liggéey ci am musu ko liggéey ci benn jamono fi mu toll ci xarala musu ci toll ci jamono fi mu toll ci possibilité ñëpp dund ci naataanga musu ci toll ci jamono te ba léegi ñoo ngi ci ay question yoo xam ne yi ay question yu ndaw la yoo xam ne yi foo dem ñu ngi fay taaluk daay ngir am ñoo xam ne ñii dinañ ko tal parce que taal daay gi du dara lu mooy wëlbati xelu nit ñi ci question yu mag yi nga xam ne mooy question adduna yi enjeu yu mag yi bu ko defee bu ñu taalee daay fenn ñooñu nekk di fay daay alors dinañu am temps wu continuer ci la ñu newoon léegi nan la ñuy fexee ba suñu espace islamique bi d'abord ñu pacifier ko xam nga Europe bi mu jógee ci xeex yu mag yi bokk na ci li mu réussir mooy dafa fexe ba xeex bu mag dootul am ci biiram dëgg la créé na ay mécanisme ak culture boo xam ne bii xeex bu mag mënatu fa am dana am rek tension bu amee tension am na ay mécanisme yu ko réglé mais ñun fi mu ne nii tey am nañu ci ay gox yoo xam ne am nañu ay xeexu juróom fukki at xeex yi mujj nii rek ay junni lañ lay wax ñooy daanu ci benn at xëy dëkku lam ñu bombardé ko daaneel ko
ci boo doon laaj lu tax ñuy xeex kenn mënu la wax lu tax ñuy xeex. xamuñu ko sax. xamuñu sax lu tax ñuy xeex. donc umma bi. yooyu mooy nattoom yooyu mooy contradiction yi nga xam ne bu ci liggéeyee. liggéey ba mu ci war a liggéey. alors ci long terme. yàlla mën na ko may. mu génne ci situation bu metti bi nga xam ne bi moom la nekk. mais ce qui est sûr mooy xeex bi ñu koy xeex. moom day continuer. parce que raison yi tax ñu koy xeex. raison yooyu moo ngi fi. donc xeex bi day continuer. mais am na ci ressource interne. yu ko may mu supporter xeex boobu. ba génne ci situation bi mu nekk. yegg ci foo xam ne fii. non seulement aar boppam dootu ko tax a jóg. mais li koy tax a jóg mooy xettali adduna bi yëpp. xam nga Abul Hasan an-Nadwi ci téeréem bu mag ba. maaza xasira al alam bi inhitaatil muslimin loolu rek lay expliquer. nee na li dal adduna bi tey nun la nun jullit ñi. parce que noo war a xettali adduna. te nekkuñu ci situation mën ko xettali. waaw noo fexe ba na sax. donc léegi nan la nuy rëpp te yi tax ñu na sax yëpp wax nga ko ci xadis ba yonent bi jàngale na. waaw. waaw al wax nu boobu. li ko waral yonent bi jàngale na ko. waaw léegi nag nan la ñuy fexe ba situation wax nu boobu ñu génn ci. alors loolu mooy liggéey bi nga xam ne kenn ku ci nekk ci umma bi. alors mooy sa liggéey. te jumtuwaayu xam-xam yi koy def moo ngi fi. alors mat gi koy def ak yëg-yëg bi moo ngi fi. li ci des mooy organisation boo xam ne bii dana antal liggéey boobu. mais jooy yu metti yeeg. njàmbat mi alors du tee bés bu ne lii daloon président Mohamed Morsi mun na dalaat keneen koo xam ne kii yéenu na mashron bu parce que tàmbalewul ci moom li ko mujj dal ni seen kilifa imaamul Hasanul Banna la dal ba nu ko génnee àdduna njabootam ak benn chrétien rek allahu akbar waaw ñoo taxaw ne dinañ ko jullee moom itam li ko dal nii alors ci loolu lay dellu donc jullit yi ñooy créer les conditions ba nga xam ne kenn du leen ñime ba mën leen yëpp jërëjëf Oustaz xam nga waxtaan bi wax dëgg yàlla bu ñu sañoon mu continuer ndax xam-xam bi ñu fi tuur tey am na solo lool waaye daal li ma xam daal mooy li nga wax fi wax yëpp daal war nañu nekk benn jullit yi daal war nañu am ful la nekk benn au lieu que ñu nekk fii boo wuteeg sa morom ci benn masala nga ne yéefar la wala nga ne nga tax ko lu kenn xamul di noonoo ci suñu biir mel ni ñun ay julit ak ku noonu julit mooy jëflante vraiment war nañu dellu si nag léegi li ñu war a njëkk a def mooy ñu nekk benn tout d'abord loolu mooy condition bu njëkk bi il faut ñu nekk benn waaye nekk fii masala bu ndaw boo gis sa morom def ko nga teg ko ab yéefar buñ la ko tegaloon sax nga àndal ko rendi te sa mbokk jurit la loolu buñ ci dëkkee li ñu bëgg a faj du faju ba yowmal qiyaama loolu mooy tomb bu njëkk bi du faju ba yowmal qiyaama nan la ñuy fexee il faut ñu yaru ba jullit yi ñu benn leen il faut ñu yaru te loolu yar moo ko indi il faut ñu yaruwuñu il faut ñu yaru ci Sénégal noo ngi am benn cadre bu ñu tuddee cadre unitaire pour l'islam nga xam ne li ko tax a jóg mooy kuréelu l'islam yëpp moo xam ñi nekk ci turux suufiya moo xam ñi nekk ci association islamique moo xam universitaires yi ñu dajale leen ci cadre boo xam ni dañu wax ne nañu dund ci jàmm te yenn projet islamique yu mag yi nga xam ne dañu ci waroo te ba bu yowmal qiyaamati dañuy continuer di ci waroo nu jéggalante ci te xam noon bi mooy kan bu ko defee noonu sax amu fi mais ñu xam ki nga xam ne moo bokkul ak ñun jubluwaay ñu xam ko bu ko defee kooku ñu nekk ak moom nekk nu jàmm waaye du tee suñu projet bi ñu continuer di ko doxal ndax projet boobu ci la jàmm àdduna ne ci la teddaanga alaaxira ak ngërmande suñu boroom ci la jërëjëf Oustaz wa jazaakumullahu xayran jërëjëf Oustaz yàlla na la yàlla defal jàmm maa ngi la koy ñaanal yàlla may la wér yàlla guddal sa fante yàlla yokk xam-xam bi wax dëgg yàlla saa yoo fi ñëwee rek ñëpp kontaan mbokk yi gis ngeen seen émission fii la yam tey dafa gaaw a jeex waaye waxtaan bi moom passionnant moo tax kon ñu ngi leen di jox idda ba talaata bii di ñëw insha allahu taala hada wa sallallahu wa sallam ala abdillahi wa rasulihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh